nu gan maître El Hadji Diouf salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. avocat njiital parti politique bi ñu naan PTP bëgg nañu waxtaan ak yow ay ponk yu soxal doxinu réew mi politique ak yeneen xëy na bu ci xajee. di fàtt ni maag Barthélémy Ngom ñooy ànd ci waxtaan wi war a njëkkee nag doon gi nga doon avocat Barthélémy Dias mi def juróom-benn weer ci kaso ndax kàddu yu mu yëkkati woon jëmale ci justice du Sénégal moom tey ci ngoon day def sax conférence de presse gannaaw juróom-benn weer yi mu nekk ci kaso bi mbaa du wax lu koy dugalaat. ah waaw Sénégal de mooy dëkk boo xam ne dëkk dof la parce que réew yi développé yi muy Amérique loo wax Trump ñu la faale. moo tax Assane Diouf bi ñëwee ñu créé ko ay problème parce que fii kuñ jox poste magistrat wala député wala ministre wala président da ngay foog ne yaa gën a yeneen Sénégalais yi mën nañu saaga Babacar Fall wala El Hadji Diouf waaye bu dee magistrat nga wala nga nekk ministre wala député yaa gën nit ñi. saaga kat moo warut. kenn saagawul Berthe saagawul kenn mais dama ne Amérique dañuy saaga moo gën a garaaw. la mu waxoon ne justice de nangam lañ am ci réew mi. waaw mais bu ko neex boo xëy na loolu la xalaat. mais maître institution aussi dañ koy wormaal. institution luy institution. ah justice. institution wormaal institution xam nga mooy lan mooy bu fekkee nit def nañ jalgati ci benn institution. nga dénoncé ko ndax institution ma dox ndax ñu naw ko waaye bu dee nit dafa néewal nasaxal institution nga ne pat yow complice nga yow da nga war a taxaw ko. Ibrahima Arouna Deme taxaw ni justice dafa nërmeelu du moo ko wax. justice dafa nërmeelu bu dee nag justice de nangam. waaye déglu ma rek yooyu waxin la rek ku nekk andi ngay waxee interprétation la mais wóor na la ni justice sénégalaise temps yi moom dëgg-dëgg xam ngeen ni dafa li ñuy wax dafa nekk ci ay zone de turbulence. ndax dem na ba magistrat bu fa nekk. xam nga yow li ngay wax ni kenn mënul cee tëj ndax yaa ngi koy wax ci anam. wu mais waru ci tëj kenn mais même bu nuñ ko mën a waxee. war nañoo passé ñun bu dee dañ nekk pays de démocratie avancé liberté d'opinion loo xalaat noo ko mën a waxee. France réewu Allemagne Angleterre duñu la woon ne nii nga ko waxee réewu cuune rek réewu yamar rek. yeewu réew mu dof rek réew mu tarre boo xam ne dafa mel ni buur moo ko moom xam nga buur moom kenn du ko tudd. buur bi mooy kan. non dama ne réew yi mel noonu laa la wax réew yoo xam ne kenn du wax ku wax dee mais réew développé yi loo mën a wax nag noo ko mën a waxee Babacar dañ naan xalaatam la wax. mais maître El Hadji Diouf xam nga safaan am na ci sa taxawaay ndax yow biñ fi defar code de la presse bu bees bi ne dañuy dépénaliser délit de presse yaa ni du fi amee journalistes yi moomu ñu nit ñi. bu ñu waxee lu ñu war a wax dañ leen war a denc ci kaso bi. waaw ko waxoon. waaw lan moo ko wute léegi. aussi xam nga lu tax yow boo yeewoo tey de Babacar Fall mii dafa biiral jabari jàmbur xam nga loolu du saaga loolu sos bu garaaw la boo xam ne mën na ko topp ba muy dee loolu nag. même bu ñu la fayee milliards te tëjuñu la xolam du sedd attention yeewu ni diw tel ministre dafa sawlal. mais maître yow lu la arrangé sawkati lal la xam nga saaga woo ko déglu ma wala jabaram de dëgg diw ak diw koy doxaan wax yoo xam ni dafay ñàkkal fayda nit ki yooyu du saaga yooyu ay sos la dama ni ci presse bi lay génnee façon yooyu même bu ñu la amandé ma un jour joxe naa benn exemple ma ne waa PDS yéen. ngeen fi bëgg ñoom du Wade fële ak Iba Der Thiam séminaire Sali ak ministre Maba Guirassy code de la presse man leen di yéen waa PDS bu yeewoo sosal Ablaye Wade lu garaaw a garaaw bëgguma ci jaar léegi di wax naa ko fa keroog seen xol bi dagg fekk booba Niass nekkul au pouvoir ma ne Niass yi nga xam ne moom Wade jubawuñu mën na yore ay milliardaire la mën na fay benn journaliste di ko wax ma ne Ablaye Wade day def lii day def laa yàq deru Ablaye Wade loolu du saaga xam nga. waaw mais sos la kooku nag militaire dem prison ndax dañ koo fay muy mercenaire. mercenaire ne ko yàqal ma deru Barthélémy Ngom. yàqal ma deru Babacar Fall ba du jarati dërëm ci réew mi loolu bokkul ak wax li nga xalaat opinion ci benn institution. waaw maître xam nga aussi wax neex na ci kaw ngay wax loo xamante ni ku ko dégg du taf loxo si làmmiñ maanaam nit ki mën nga wax li nga bëgg a wax yépp sans utiliser un vocabulaire vulgaire. bu loolu neex nga koy wax xam nga lu tax taf gémmiñ ci làmmiñ mu war na mën a am. ndax buñ defee jëfinam boo xam ni jar na taf gémmiñ ci làmmiñ nga wax ko wax ja ñëpp taf seen gémmiñ ci làmmiñ ni lii am na ba Ibrahima Arouna Deme démissionné lii de garaaw na. yow yan fil la ngay sukkandikoo ngir ànd ci ne tribunal Sénégal dafa nërmeelu wala mu koy waaj. non dama ne waxuma ko Ibrahima Arouna Deme ka fa nekk ca kër ga. moo xam ancien magistrat démissionné. damay jox exemple précis. président Souleymane Téliko. président union des magistrats du Sénégal. nee na justice bi doxul amuñ indépendance xam nga ñoom ñi ci koy dund. mais yow mi nga xam ne chaque jour nga dem tribunal di défendre ay nit. doon seen avocat lan mooy sa gis-gis est-ce que dëggantaan wax dëgg yàlla yow ci
procès yi ngay bokk gis nga ci ak weng gu justice weng. chaque jour gis ko chaque jour mu lay dund chaque jour. ci ay citoyen lambda. mais la preuve Barthélémy Dias gi def juróom-benn weer kaso. def appel ñu condamné la ñu war a étudier waat appel bi ñu bàyyi la ba appel bi jeex. kon appel lu muy jëriñ te pourtant code de procédure pénale dafa prévoir appel Babacar. yow nga def appel ñu xam ne def nga appel de pat moom des 4 jours. le 7 lay dellu. loolu intéressé moom man la. mais loolu amul délai. ankay am na délai dafa am délai raisonnable xoolal Assane Diouf bi ñu ko renvoyé en jugement léegi mën na 4 mois Khalifa Sall dañu ko renvoyé en jugement le même jour mu am date audience Assane Diouf ñu renvoyé ko jugement ndax mënuñu woon nekk 6 mois yi bu jotee te koy génne bi 6 mois yi desee 1 semaine lañ ko renvoyé pour ñu atte ko ba tey xawuñ date bi ko war a atte parce que xëy na du candidat sorolul kenn. yow ànd nga ak Assane Diouf lam daan def mais Khalifa Sall pour yàkkamti atte ko non dama bëgg dama ni loolu xam nga dysfonctionnement la parce que mënuloo ne Assane Diouf tey renvoyé nañ ko parce que 6 mois yi mën na bala muy jeex di ko libéré ñooñu ne ko war nañ la atte mais ba léegi newuñu ko bis sàngam la ñu atte lu mat juróomi weer daanaka. dossier yu mel noonu dossier yu mel noonu bëri na. waaw loolu mooy dysfonctionnement xam nga boo nekkee nag ci bërëb gis la fa nekk doxul waxoo ko yow dëgg-dëgg lu fa yàqu yow la moo tax télé ko di wax di yuuxu ba bëgg a dee mooy président union des magistrats Babacar moo tax Ibrahima Arona Deme def alerte ni leen dëgg-dëgg man fi ma yaakaaroon nekk ndaw milité fi nekk magistrat yaakaar ne dana atte ci yoon gisuma fi lu jëm kër lii dafa nërmeelu nee na la justice sénégalaise a démissionné donc je démissionne waaw loolu bu ci Barthélémy waxee lu ko ci war a toppee Babacar ak nu mu ko mën a waxee nag laa la wax. moom lu mu bëgg a wax tey. laaj ko. dina ko wax. doo avocat am. waaw mais man moom. waaw mais waxtaanoo ak moom ba mu génne. waaw boo waxee li mu war a wax est-ce que dana am distance comme li mu war a wax ak yéen. ana junjuña la ci dara. damaa junjul dara. da nga ko war a bàyyi waxee yéen li mu bëgg a waxee yéen loolu mooy respect. bëggoon nga nekk avocat Khalifa Sall waaye sottiwul bu ñu fàttali ko fii yëf yi mujjee des na recours en cassation devant la Cour suprême waaye ñaari àtte yëpp première instance ak cour d'appel daan nañu ko ba ñu teggi ko ci maire Dakar ba ñu fal maire bu bees est-ce que yow da ngaa jàpp ni li ngeen soobu woon yëpp doon jàppale Khalifa Sall mënu leen ci dara lajj na. waaw lajjagul parce que tant qu'il y a vie y a espoir. bu dund amee rek parce que fi la ñu wax Alassane Dramane Ouattara ado ni ko doo ivoirien dàq ko jox ko mandat d'arrêt international mu dawal France ñuy nekk di xeex Guillaume Soro jógee Bouaké waa Korogo jóg dem attaqué ba yegsi ci diggante Bouaké ak Abidjan Nations Unies def force de tampon ñu négocier ba dem élection ñu indiwaat ado mu ga ñu gagné yàlla rek moo xam mbir yàlla kenn xamu ko même boo nee Khalifa Sall tey du fi nekk président yàlla xam ndax mooy nekk président wala El Hadj Diouf mooy nekk président ëllëg nañ gëm yàlla c'est important Babacar parce que Ivoirien yu bëri foogoon nañ ni même juge bi joxoon nationalité ado Ouattara dañ ko poursuivre ba mu daw yaa ngi rappelé wu ndax juge boobu aussi amoon na jom am fit ci condition yoo xam dañu woon Ouattara du Ivoirien burkinabé la tey mooy président Côte d'Ivoire def na 2 mandats ñu ngi wax sax 3e mandat bu mu war a def kon na nit ñi def attention Khalifa Sall daanagul de man mi waxee yéen toujours wax leen ko man Khalifa Sall li tax ma nekk avocat du parce que xaritam laa du parce que taxaw Dakar laa bokk du parce que PS laa bokk man Macky Sall mooy sama xarit ma bokk benn bokk yaakaar mais ma gis ñuy jaay doole benn doomu Sénégal. ak nga mën a ngarale Macky Sall sama xarit la ba noppi. du ma ngarale man xam nga yow Babacar nee ma El Hadj jaajëf ndax boo àndee nit ba pare di ko wax dëgg boo gisee bu tooñ nga da ngaa tooñ jàmbur kooku mooy ànd gor. sa xarit kay du ci mbedd mi rajo yi ngay toog di ko wax ay dëgg. mais ankay président na neexul gis. da ngay tëb dégg ne dara am na nga daal di wax nga bind jox ko. waaye doo bindee est-ce que da ko jot dama ni Babacar sa xarit bu dee da nga koo bëgg sa gémmiñ nga xasaw na sa doomu ndey moo la koy wax du dëgg mais Sénégal xarit xam nga ni ñu jàppee xarit ki lay raay même boo defee erreur mu ne mu tàccu man dama foog ne bu dee da ngaa bëgg Macky Sall ñu di ko wutal ay noon di ko kereel ay noon ci réew mi da nga tax di ko dir président bul dugg ci lii ensuite bi ñu jàppee Karim Wade ba pare ma gis ñu jàpp ñu bàyyi ñeneen ñi dama am lu ma metti maanaam avocat état bi. léegi pour man bu ñu jàppee Karim Wade war nañu jàpp ñeneen ñi tamit. Macky Sall sa xarit la yaa ngi défendre Khalifa Sall ak Barthélémy Dias. parce que lan mooy sa taxawaay nag dëgg-dëgg ci langue gi fi ñu toll nii. langue politique bi. waaw. xanaa laaj réew mi. candidat ngay doon. mais nekk naa ko ba yàgg yow fu ngeen nekkoon. waaw c'est clair. waaw mais c'est que coow li daa ci wax tuuti Babacar. mais parrainage bi foroon nañ ci yooyu bay ni xaw nga cee tële tuuti de. xaw naa jafe ku la wax ku ne ko kàcckat la.
ah di. koo la waxaloon ne ko fenkat bu rëy ga. waaw maître nag PTP mën ngeen dajale signature yu ñu laaj. xam nga PTP bokkul ak benn parti Sénégal man APR du ma moroomam ndax man dama dem 2012 élection législative. man kenn neexul ba nga xam ne da ngay neexal waxtaan. waaw mais man du tax wax loolu. APR ba su dem élection ban élection APR dem day làqu ci ginnaaw ay parti yu bëri masul dem élection man dama dem 2012 am député dem 2017 sàcc élection amul kenn xam nga ni kenn amul sa carte ñu bëri amuñu carte pour wote. daaw ci élection yi législative waaye amoo député mooy daaw élection loolu ak dellu ginnaaw la. ma ne du dellu ginnaaw daaw élection amul dañoo saboté élection yi xam nga loolu li ma la wax sama militant yi amuñu woon carte pour wote ji. élection amul te ay nit nekk assemblée. jóge ci élection boobu xam ne ni mu demee. da ngay sama ay militaires yi dem ba wote ngeen leen dem leen ci ordinateur yi seet ban bureau de vote war a wote ji amul noonu amul da ngay récépissé pour wote ñu ne la ñu ñëw ci bureau ba nga wote ñu ne la nekkatoo fii demal wutal ordinateur bokk la fan nga nekk am na wala amul non wax ma déet wala déet rek. léegi Touba taw ñu ba 18h Touba lan moo wuutee diggante daaw ak ren nga ne élection amul ndax sàcc ak carte d'identité yu nit ñi jotul lan moo wuutee ak ren 2018 gi ñuy waajal élection présidentielle nga bëgg a bokk. voilà léegi xam nga man non seulement dama war a bokk parce que xam nga tax naa carte yi dañ ko jot nag bu ñu jotee seen carte dina wàcc ci mbedd bi seen droit la wax du waxoon na ko fi ñoo ne dem leen ngeen réclamer seen carte yi dem assiégé dem ci buntu préfecture yi waxoon na ko non c'est un droit léegi nag nit ñi dañu war a am fuloo jëli seen carte bi ci des Babacar li ma gis yu gars yi def montage yi def mais ñu ngi toog ba ci piège yu Macky Sall mooy gars yi dem nañ campagne électorale Macky yi di ko commencé c'est entre Abdou Diouf ndax parrainage lu fi jaar li ñuy def di lii campagne électorale la ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi oote. loolu koy daanaka yéen ñëpp a. sauf man déggoo moom def dara maa ngi ci àll bi parrainé nag moo tax man la ku leen di man dama am problème de parrainage carte yi ma kii photo yi ma imprimé photocopie dafa jeex ba ñu defar ko double bi on avait imprimé plus de 100 000. loolu mënuñ ko vérifier. mais ma xamal lu tax. dama am Mamadou Koutidio Ziguinchor mu def liggéey. Tambacounda Amarsi Mamadou Koutidio directeur d'école Castor Ziguinchor. Amarsi homme d'affaires Tambacounda nga dem ci Ndaraw Gaye Koungheul dama ne nga continuer nga dem nga boo demee Kaolack ñoom Ibrahima Fall ak fa ñoom Cheikh Omar ak fa. waaw mais maître loolu yëpp ay mandataire boo demee Podor déglu ma ñoom Pam Ndiaye boo demee Thiès démb rek Pape Fall Espadon mu ngi ci àll bi dox ay à pied fekk ay fan dëkk ñoo Augustin Pape Fall Espadon moom fu mu ne Espadon mu ne Thiès représentant Baye Fall parti bi Bibo Fall fii Dakar Yoff xale yaa Chérif Sow banlieue dañ ñaa ngi toj fi mu ne nii. man li ma jaaxal mooy PTP dama ko bariwul li ma koy dégg ci terrain politique bi demee. waaw da ngaa xamul dara ci politique boo xam. yow xamal journalisme rek ñun li ñuy liggéey Macky Sall a rendu service à tous les partis xam nga lu tax. parrainage bi ça va se retourner contre lui ndax dafa obligé jëpp wàcc ci terrain bi bu njëkk dañuy toog Dakar rek di réunion léegi réunion xewi na da ngay wax sa militant ñu wàcc démb rek kay mortel la ñu mënoon teeru ñoom Ousmane Ndiaye au dernier moment laa ko annulé ndax seen invitation bi. mais dana delluwaat. Nioro Assane Manka toj na Nioro. boo demee fu ñuñ Pierre Diop nga fa di toj. mais loolu lañu mën boo demee Mbour ñoom madame Badiane ñoom Ourey Fall. mosuma dégg ay renouvellement structure PTP. dama lay woon mosoo ko dégg APR. parti boo xam ne njël la rek ngay dégg mosoo dégg renouvellement APR ak PDS. waaw mais ñooñu sax xam non dama lay rek. waaye ñooñu bu ñu déggee njël yi dégg ñeneen waaye PTP yow rek leen gis. waaw d'accord mais yéen a ko def chaque jour ma ne invité leen sama militant yi. gis naa ngeen jël ay parti yu bees di leen invité seen nit maa leen ëpp nit mais Elisabeth Amadou Ousmane Sonko par exemple koy attaqué la koy faral di attaqué la. non il m'intéresse pas vraiment intéresse. oui mais lu tax non yéen a bëgg jël ay nit yoo xam ne kenn xamu leen. léegi li ci Ahmed Khalifa Niass wax ni. Ousmane Sonko candidat Daesh la état islamique loolu yow ban jàngat nga ci def. parlement de Babacar Fall man l'autre ne m'intéresse pas man ce qui m'intéresse. mais lu tax xanaa bokk leen langue politique yi. non xam nga ci langue politique bi dafa am ñoo xam ne dañu bëgg imposer par la force. ti defuñu fi dara lu nit ñi gis. da nga koo siis man li ma def siisuma man El Hadj Diouf Sénégalais yi xam nañ kii El Hadj Diouf lu tax ñu naw ko ni ko da ngaa war a présenté wu ndax da ngaa wane ñu gis ngay député du peuple ñu gis nga sacrifié wu. bu Sonko buzz lay wut quoi. waaw non wutul buzz. non mais journaliste yi seen bopp ñoo xamul dara. est-ce que du tribunal lañ la nawee langue politique bi. journaliste yi la ñuy manipuler ñuy jéem a manipuler opinion bi mais boo demee ci àll bi El Hadj Diouf la ñu xam ak Macky Sall ak Idrissa Seck. ak Khalifa Sall El Hadj Diouf est-ce que du tribunal lañ ko gën a xamee. langue politique bi mii nuñ la. voilà c'est la différence les autres hommes politiques c'est des chômeurs El Hadj Diouf est le seul qui travaille moom dafa fonk liggéeyam pour am indépendance pour am dërëm boo xam ne day tax mu mën a am indépendance. avocat boo xam ne du gagné ay procès. moo gagné procès bi yëpp macha allah. li ko dalee ci Mame Madior Boye li ko dalee ci Mademba Sock li ko dalee ci Batalo Joola
li ko deree ci Hissène Habré tant que maa ngi fa dekkoon 15 ans kenn mënu ko téye ma gagné contre la Belgique son extradition contre Abuja contre Déby ak yeneen yoo xam ne fii Sénégal gi Hissène Habré génnewu la woon ci défense non waaw loolu complot la woon loolu complot la génn bi moo tax dee na après ndax nit ki bu la nekkalee ci honnêtement ak franchise am ku jaar ci biir pour yooyu dafa garaaw trahison la def. ah non Hissène Habré dafa njort ni da ngaa lëkkaloog Idriss Déby mu jox la xaalis. lu génne la ci loolu nga gëmloo te yàlla xam ne Idriss Déby mënuma corrompre man ko doon xanaa balaa càkkee ma dem Ablaye Wade wala Macky Sall corrompre ma l'homme du 23 juin xam nañ ko. mais xam nga seytaane waxul dëgg mais yàq na xel mais la conscience tranquille mais yàlla atte nañu de ne woon naa ko yow Habré yàlla ñu yàlla atte ba ma ko bàyyi lañ ko toroxal di ko nguufaan di ko dóor di ko tëj moo tax trahison baaxul ba ma ko téyee moom laajal commissaire Ndoye commissaire Dick Assane Ndoye ba ñu poñante maag moom kër après laajal ñeneen ak ñeneen laaj ma ba may taxaw ci kaw taxi sol sama robe bu du këram image yi def na le monde entier taxaw di xeex ak policiers yi te maître bës nga doon wut rek non yow bala may bëgg a dee yambar yi naan bës ngay wut ban may xeex kat assemblée ba may xeex Moustapha Niasse di du waneem bêtises yi muy def erreur yi muy def ñu ne dama contre Moustapha Niasse tey jii ba fa jógee ñëpp gis nañu Moustapha Niasse dictature bi imposé assemblée nationale ñëpp soo nga xam ne El Hadj Diouf kat ba sul contre Moustapha Niasse dëgg rek dañ ko xamee woon mais naa fekk Sénégal ak kañaan iñaan xam ne El Hadj Diouf li muy def mënoo ko. yaa ngi saaga sénégalais yi de. déedéet dama ni du Sénégal yëpp dama ni dafa am ñu iñaan am ñu naa fekk am ñoo xam ne day complexé li El Hadj Diouf def mënoo ko nga ne day def wut buzz rek El Hadj Diouf di dóor pour sénégalais yi nga ne El Hadj Diouf day wut buzz El Hadj Diouf di xeex. bu sa candidature jàllul élection présidentielle nooy def koy longool Macky Sall sa xarit. ma ne attends jàll na bu yàgg parce que li ma la waxoon léegi ci ay dil si. maître jàllagul. xam nga lu tax mu jàll. am naa bay doublé am naa nombre bi 1% ba maa ngi. loolu mun laa garantir validation candidature. mais moo tax ma ne gars yi di yàkkamti parce que man dama téye dama daas fanaanal dama téye sama signature ëllëg bu ma gisee koo xam ne wóor na ma ni Sénégalais yi ñun mën na def équipe mu jiitu ma topp ci du ma wàññi dara man président terewu maa nalaw mais bu dee maa war a jiitu it ma ne gars yi toppale sama ginnaaw man bokk ba ñi nga xam dañuy yeew rek ni maa war a nekk président. bu la sa xarit Macky Sall woowee ni mu koy defee fan yi di nga wuyu jéem jox ko lépp. ànd ak moom déggoo ma jotagul fi mu ne nii élection jotagul campagne jotagul déposer candidature jotagul. rien n'est à exclure ça dépend de la situation. jeex na jërëjëf maître El Hadj Diouf. tout dépend de la situation. jërëjëf. waaw yéen doog jàmm. il faut dire jamais en politique. mu ngoog dégg nañu ko.